salaamaaleykum mbokk yi yéen a ngi ci seen info Sénégal H24 abonné leen activé leen la cloche de la notification yi partagé leen vidéo yi info Sénégal H24 information bu wóor te leer. tim tës nag ku ñu bàyyi déedéet ku ñu bàyyi nag waa tës bi yëpp lay bàyyeendoo Sénégal gépp ànd bàyyeendoo la waaw tës mooy Sénégal Omar Cheveux na mën naa la sama doom ji yëpp kay xanaa sama rakk yi ees kaay jubóo la ñëw buggaan gi dali nag wax fa dëgg ñun ku ñu bàyyi kenn du la déggati waaw baax na ñun ñoo xorom ci cin ñun xanaa moom turam bi sax dañ ko war a bàyyi di wax wax nga dëgg ndax parce que ñu temps yi bu ngi ko koy nit ñi déggee rek ñun ñoo ko tudd ñu ngi koy may promo ñu ngi koy defal promo de Assane borom nam fàcc ak cen ñu ngi koy may maa koy nuyu bu baax sama rakk c'est ko en ko waaw borom nam tooro may souhaité joyeux anniversaire Sali Diallo borom AD shop bu Baye Diène Sembène deuxième dame day anniversaire macha allah deuxième dame Sali waaw Sali Diallo kii nee na ma foofu numéro 10 donc Baye Diène Sembène waaw dundal wéral Sali ndeysaan Sali doomu ndey kontaan nañ ci ni nga téye sunu mag ji macha allah macha allah jërëjëf waay deuxième dame yooyu la ñuy def Baye Diène ñaareel yooyu la ñuy def ñu ngi koy souhaité joyeux anniversaire joyeux anniversaire seen kooku boobu nga xam ne borom këram di ku baax ku baax mu xarit loolu macha allah donc ñu ngi koy souhaité joyeux anniversaire seen kooku ba say may di baawan Nafi Sarr Nafi Couture maa ngi lay nuyu ci nee na ma Bougane ñëw na dëkkam ci la Dramane fan la nee na moom Bougane moo ñu ko gën Bougane ma leen gënal daal loolu la wax bàyyi leen jàmbur bi léegi yow bu la gënalee nañ référendum da ngay dem ci sa kër góor gi fii nañ référendum soo xëyee nga taxaw jàkkaarloo foofu bu génnee nga nuyu ko ni ko gëy arama nga ñoom rek ca ba nekkul sa kër wax ko la la saf mais fii moom suñu tos la ñoo ko moom te ci kàttanu borom bi ko képp ku fi sopp Bougane mën nga dem talal ñu retiré la ci groupe WhatsApp bi Mame Bousso mën ngeen talal de ci la xaw ma sax mu fu ne lay dem ci la yéen daal ay soppee kooku noonu mën ngeen dem nu tudd sax turam di ko may promo bës bi laay bañ yéen ay soppeem mën ngeen talal leen waaw talal leen ànd ak moom comme dafa ay bàyyi la rek mën ngeen talal ba caaka chimi la ñu bàyyinte waaye démb gis naa ci Nafi Sarr Nafis Couture maa ngi lay nuyu de Nafis Couture maa ngi lay nuyu bu baax sama magu bopp ci maa ngi lay ziar bu wér a wér Nafi Sarr waaye démb gis naa ci rapport bi ci li ma ci dégg ndéem sama xel ñaaw na ci Alima Ndione naka jekk daal coowal Covid li musuma ko ci génnee mais sama xel mi gën na ñaaw Ndione daa bëgg xaalis Ndione daa bëgg xaalis jaay santam bi Ndione dàkkantelee ko mbaay maay directeur campagne déet dama lay wax rek Mame Mbaye laalul jigéen boo matul di nga am gàcce de laalul jigéen man damay rayal nga am gàcce à tout moment Ndione képp Alima Ndione képp ku ko xam foo jëm mais ne laaf mais la laaloon laaf mais bi mu sori andi ko fii maa la koy yóbbul da ngay andi fii maa la koy yóbbul bu ko delloo maa la koy yóbbul Ndione képp ko xam woo ko téléphone ni ko dangaa bëgg xaalis da nga tiit bëgg xaalis mbaa xaalis bi lekkoo ci muy layam yi naan xaw te waatul ba tey Ndione bu waatee sëñ Babacar si rek gëmal te ba tey nii waxul barke sëñ Babacar day seen Mame Bamba Alima bu ngeen ko xamee laaj leen ko doomu day mantu mu ne ma mukk déet mu ñu nekk sa xarit nekk xaritu Bougane mënta nekk benn ngay tànn ci ñu nag Bougane lii am na da ngay tànn benn rek sama waa ji Ndione génneel leeral askan wi xool xaritam bi ne Côte d'Ivoire naa man yaay tooñ Alima tooñu ma Alima de Alima Ndione dafa am lu ma gis démb te sama xel dafa mës a ñaaw ci Alima sax mais démb moom daanaka nelawu ma daal sama xarit bi buñ ko yóbboo man maay dem di koy seeti maay woote te sama xarit bi dafa bëgg xaalis neexut layal Ndione madame Ndiaye sa xarit bi du dara sa xarit bi bu ko santale laay de déet bu ko santale laay bugum déet doomu day mantu mu ne mukk ci àddina waaw man bugguma bugguma yow mi may laaj kati gay mbaa jaam loo sekk kati ak loo bëggal kati ngi fi kati sama mag bi depuis Italie maa ngi koy nuyu bu baax ak lu mën a am moom mii suñu xarit di bio Kenya
moo mën moo ëpp doole te moo leen may seen émission tës DTN Mayacine Mar maa ngi koy nuyu Mame Mbaye mi ngi leen di nuyu Mayacine Mar DTN ku baax macha allah ku baax ku yëg nit ku mën wax lu baax ci nit ci doomu aadama yàlla na borom bi subhanahu wa taala fay la DTN maa ngi lay nuyu maa ngi lay ziar sama tonton Baragay social maa ngi koy nuyu bu baax moo baax nag te mën jëf te yàlla tax ci nit ñi nga xam ni wax dëgg yàlla lu mu dégg fii li ci ëpp dina ci dugal loxoom te yàlla subhanahu wa taala tax Lamine valorisation monsieur le préfet Djibi Diallo moom ma ngi ca waajtaayu général islamique ziara général madame Ndiaye man Alima bu nekkee sa nit mënu ma nekk sa nit man Alima duñ bokk nit man maa ngi côté kii ba côté sapeur foo ni dalal ñun laa wax ñun laa bëgg sama kër mag waaw faaw ñu dem ziara ba de Diego waaw kër Diego Mame Mbaye boo demee foofu rek fekk yéen waajal nañ ñu rek voilà kon waatin tas xaal dinañ ñëw teg incha allah sama papa ji incha allah teesaan maa ngi ci nuyu sama mbokk yëpp ndax wax dëgg yàlla sama parti yaay moom ñepp tijaan lañ waaw sama yaay ci la gane àdduna ci la màgg tijaan yi maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di ziar bu wér a wér xam nga nag boo ne surtout ma Demba Caam rek xam ni tijaan gi moom saf nga ci saab waaw macha allah maa ngi leen di ziar ñoom ñëpp bio kenn yaa moo leen may seen émission tës andil leen ndox moo xam ne ndox ba du neenum neen waaw ndox du neenum neen de du ndoxum dara la ndox bi du neenum neen biotox eau minérale la Mame Mbaye waaye nag akub eau minérale am waaw nuroowul ak ñoom bokkut ak ñoom i feem bokkuñ ak ñoom li muy jëf ci biir biotox eau minérale la dina faj sag mar àndul lenn loo xam ne nii it day tax mu andi jafe-jafe sa wér-gu-yaram eau la nga bëgg ci eau minérale muy eau de source bu baax jëndi ko naan ko lié na ci biotox waaye plus ne ca ndax biotox eau de source la boo xam ne dañ cee jëf loo xam ni day détoxifier sa yaram lépp luy toxine boo leen déggee toxine yu bon la yoo xam ne day nekk suñu yaram nekk ci suñu ay organisme te mën a yàq lu bari rawatina nag lu jëm ci rein ndax suñuy rein mooy filtré xam nga mooy segg day tame bu seggee nag lënt yi bu ca bëree amaana mën naa fatt du noonu donc nag biotox ndox la mais ndox bi du neenum neen ndox la boo xam ne dañ cee jëf yoo xam ne lépp luy toxine nekk seen yaram da koy daal di gindi yombalal nag rein bi liggéeyam ci segg gi donc moom day segg ba segg rein gi moom biotox mii nii déchet boo xam ne da nga ko accumuler sa organisme da koy raxas tàbbal ko géej gaz boo xam ne mi ngi sa biir bi nekk ci taw a génn da koy raxas ba mu set moom biotox day raxas sa rein moom day raxas sa foie day raxas sa intestin day raxas sa poumon raxas sa der cib ndox faj sa mar faj sa yaram ndox mi moom jar na naan di faj sa mar faj sa yaram nettoyer say rein nettoyer say foie nettoyer intestin nettoyer poumon raxas sa yaram ba mu set wecc di sa peau sa deret da koy purifier ba maar day taali bu dee da nga seere woon sax dina tax sa biir lâché lii mooy biotox eau minérale la boo xam ne 1 litre la waaye céréales bio yi ñëw na dama leen di wax ne képp koo xam ne tey da ngay jëf ngalax bu la neexee mën nga ko booleel araw bu la neex léegi jël ngalax def ci caakiri kese ku mu neex mën na la caa bañ a fekk yéen a ngi may dégg ndax bio Kenya daf leen indil céréales yoo xam ne dëgg la andi na araw caakiri andi na araw laax andi na araw fonde indi na aceke indi na cere waaye la ca doy waar mooy araw yi daf ko def mu méngoog jamono lu ngeen bëgg seen kër nag am na 250 500 ba 5 kilogrammes bu ñaam bi waaye dafa am Mame Mbaye wax nga ko dugub am araw boo xam ne mboq lañ ko defaree am araw boo xam ne ceeb lañ ko defaree am araw boo xam ne ñambi lañ ko defaree am araw boo xam ne pataas lañ ko defaree yii ma lim yëpp muy caakiri laax fonde cere ba ci aceke am na dugub am na mboq am na ñambi am na pataas tisane procrus aussi dañ leen ko indil tey tisane la boo xam ne moo aay ci prostate hypertrophie prostatique moo ci aay cancer bu prostate moo ci aay ab tee la boo xam ne 2 fukki sachet
ak benn da ngay def ndox bu tàng nit ci pëy mu bàyyi nga jël nga naan tisane lotus aussi indil naa leen ko tisane la boo xam ne reflux gastrique moo ci aay irritation gastrique moo ci aay brûlure ak douleur estomac moo ci aay moo aay ci ulcère wax naa leen moom tisane lotus bi lépp lu laale ak estomac lépp lu laale ak ulcère lépp lu laale ak métit boo xam ne xërñeen ñi la moom da koy daal di faj ba maar day taali waaye antos aussi day traité infection bu foie calcul rénal hépatite A B C ak E day éliminer lépp luy liquide ci rétention d'eau wala œdème hypertension ak diabète moo ci aay di réduire spasme ak colique di prévenir ulcère di traiter estomac day xeex lépp luy virus wala bactérie nekk seen yaram antos kon bu dee da ngeen am jàngoro yi nga xam ne ay hépatite la wala ngeen am jafe-jafe ci wàllu rein jël leen ko ngeen koy naan am na sirop am na thé NL 345 aussi ab thé la thé boo xam ne mambay day mocc thé bi day mocc te frotté la xam nga bu sa yaram amee rëq-rëq da ngay dem ca moccalukat ba nga mocc moom thé bi nag moo lay moccal ci biir ba pare nekk frotté ci sa biir yaram bu dee say yax dafa nëx taxawul noddantikuwul da koy noddanti da ngay naan dégg yax yi naan kàcc moom NL 345 bii moo aay ci nerf sciatique moo aay ci arthrose moo aay ci hernie discale moo aay ci neuromusculaire douleur articulaire lombaire ak musculaire numéro Biokénéa NL 345 frotté la boo xam ne tee lay doon nga naan ko mu dugg sa biir yaram di noddanti sa yax sa biir yaram ngeen dimbali ma rek ngeen jël numéro yi parce que Biokénéa sponsor la boo xam ne dañuy jël seen speech ñun ñu leen koy waxal donc garab yi nekkul lii ñuy jaay di teey ak lu mu mën ci doon ñun yoruñu ko yéen a ngi dégg man barki Biokénéa mi ngi may dégg barki démb sama mbokk bu am jafe-jafey ginnaaw dama woote ci numéro yi commandé frotté livreur bi ma ko livré fekk mi ngi may déglu dama fay sama nijaay jëndal naa ko ci dama livreur bi mi ngi may dégg dama fay livraison dama fay frotté bi ak beneen thé boo xam ne pour kooku dafa amoon thé d'athlète ma jënd laaleel ko lépp dama koo fay te ñoom ñu ngi may dégg dama woote ci numéro bi ñu ñëw livré ma fay man damay jëndal kenn koo xam ne sama mbokk la bu ne Italie tout le temps damay jënd damay fay ñu livré ma man mii damay jënd pour sama bopp damay jënd ma fay ñu livré ma kon xam nga ñu bëri dañ may interpeller su ma paree naan man damaa bëgg ci garab gi damaa bëgg te man yoruma Biokénéa moom laay defal promo ngeen jàpp ci rek woote leen numéro yi bu ngeen bëggee 77 683 21 21 77 683 21 21 78 132 11 11 78 132 11 11 77 161 21 21 dimbaleen mi it ngeen jàpp numéro yi parce que su ma paree toute la journée laaj numéro bi day takkarnaase 77 683 21 21 78 132 11 11 77 161 21 21 numéro yi ngeen di ma leen jox da ngeen ciy woote wax li leen di metti dinañ leen wax ne la bii la Mantoulaye doon wax waaw kay donc des fois ngeen wax ma seen métti te man du ma xam sax li ngeen war a jël donc ñoom bu leen wootee directement ñoom dinañ leen conseiller li ngeen di jël xarañ boo wootee di nga jóg ñu xarañ ñoo xam ne teg ci code incha allah voilà mi ngi noonu c'est ça madame Diop Bera maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax a baax a baax kii nee na ndeysaan madame Diop nee na laal na ci Biokénéa bi nekk Cambérène 2 gis na ci boppam macha allah Biokénéa moom seen produit vraiment macha allah Kati Gaye moom wax dëgg yàlla moom seedeel na ma ko fii madame Diop aussi mi ngi ma ko seedeel fii ñu bari ñu jënd suñ paree dañu ma koy seedeel macha allah seen produit baax na torop am na keneen ku lay laaj de Kati Gaye fii du mambay daf ma bind message xaw ma ko nag kii nee na yow doomu baayam nga moo tax mu lay laajte Kati Gaye donc mu ngoog sax benn doomu baay mi ngi lay laajte fii ngeen waajal na 99 non dala yi wax naa leen ko le 19 la suba la incha allah ca Mbour on cadre ca côté mosquée grande 99 noo de Laye Serigne Gora Seye mouvement les serviteurs de l'islam di ko amal fukk ak ñetteelu édition bi la ngeen waajal ko suba lay doon ba ngoon incha allah à partir de 8h ba ngoon ngeen waajal loo xam ne tur borom bi subhanahu wa taala lañ fay sàbbal moom lañ fay màggal te moom lañ fay yëkkati ngeen waajal it ne ñaanu maam Seydi incha allah le 25
vendredi tay bi dellusee la incha allah tey jii nag ci ngoon à partir de 18h Chérif Idrissa na leen jox rendez-vous ci esplanade bu Daara Cheikh Mbacke ba ngir avant première bu ñaan bi ngeen waajal ko waaye sama ñaanu sang bi ngeen ñu waajal ko bu baax a baax waaye sama sang bi sori na ma lool loo wala isa waajal leen ko bu baax a baax macha allah Mambay nañ ci bàyyi xel bu baax ana waatali bi Baye Massamba Diatta Mountaga Manta Babacar Ngom ak président bu gàtt bu xees bi ñu ngi ci biir daan ñëw léegi ñu ngi ñëw léegi waa trafic ñu xool foofu wala ñoom it embouteillage bi moo dem tey fu xat ak foo xam ni fu yaatu ak fu yàmbala naa dem fu nga yàmbalan waaw fu xat fu yaatu fu na yàmbala yett yooyu ñoom waaw fu xat fu yaatu fu yaatu fu na yàmbala fu na yàmbala xam nga yaatu ak yàmbala waaw jërëjëf looloo tax a jóg produit bu kii bi Bio-Kenya bi ana kii Mountaga oui Mambay loolu jàll na du arrêt maa ngi leen di ziar ah maa ngi leen di ziar delloo ziar naka yi tey Mountaga ñu ngi sant yàlla bu baax di ziar Mbaye Karim di ziar Mantulaay inspecteur ñëwul tey ah kon ana inspecteur tey gisuma ko tey njaga kay moom tey dafa jóg yoonu boppam en tout cas maa ngi leen di ziar bu wér daal delloo ziar baax ana Baye Massamba Diatta moom waaw Baye Massamba Diatta nag dañoo am jafe-jafe ci liaison bi quoi moo tax waaw moom lii moom ba jàmmam la mu dagal nuyu na noo sama noo baju daa di nga lax yoo tax noo baju alors genre tur yooyu ma ko déggee dama naan campagne nga lax mu daga ñun xam nañ ne yaa ngi si tali bi tam kooku nekk ñun xam nañ ne yaa ngi si tali bi surdine boobu noonu lu muy yóbbu moom benn kii la rek mooy oto yi ASC yooyu pour man corbillard kii bi la fa njaga faal njaga bi ASC yi la quoi xam nga fii dafa am circulation dafa am ci embouteillage bu métti ci VDN bi quoi très bien waaw ñu bàyyi la nga doxal kon nga wax ñu embouteillage bi Voilà, merci beaucoup. Mambay j'appelle présentement beaucoup d'embouteillages rythme la progression sur la VDN dans le sens du domaine vers Dakarou jàppale direct fi nga xam rek moom moo di foire ba fi nga xam rek moom moo di Sacré-Cœur foire da ngeen am jafe-jafe sur ce trajet beaucoup de véhicules actuellement sont en circulation ba tax na rek bu risqué de perdre beaucoup de temps pour yéen ñi bëgg a jaar c'est bon nag ngeen daal di koy foog invité ngeen choisir d'autres sens pour mën a rek daal di échapper à ces lenteurs sinon jàppale ne rek da ngeen am jafe-jafe toujours ngir wéyal seen progression ndax jamono ji may àddoo ngeen di teewlu oto yi tàkku nañ lool ci trajet bi ne par contre dans l'autre sens moom jàppale ne amul benn complication ba tax na foofee mën ngeen fa jaar wéyal seen progression tranquille sans risque de confronter à des lenteurs pareille situation aussi pour yéen ñi nga xam ne dañ mën fi nga xam rek les deux ronds-points de l'échangeur c'est également confoy bu ci bàyyi ko jàppale sànq rek oto yi tàkku nañ lool ci trajet boobu la ba tax na rek la patience s'imposer bu dee nag da ngeen bëgg a choisir la route de l'aéroport jàppale aussi beaucoup de véhicules étaient en circulation sur ce trajet l'engagé li nga xam rek moom moo di rond-point jàppale bu risqué aussi de patienter teggi seen tànk ci pédale bi mooy seen progression donc par contre chef il y avait quelques lenteurs tout à l'heure du côté de la passerelle de Nabil Choucair pour des véhicules en provenance du côté de la foire wuti li nga xam rek moom di Patte d'Oie et les environs jàppale ni foofee l'approche da ngeen am jafe-jafe ngir wéyal seen progression par contre tout à l'heure c'était complètement dégagé sous l'échangeur Grand Médine Faye mu ci bàyyi ko jàppale ni nga fa jaar wéyal seen progression naaka noonu bu leen ko dépassé teg ba nga xam rek moom di avenue Thiandoum jàppale ni aussi la patience imposée beaucoup de véhicules ont choisi ce trajet ba tax rek des ralentissements sont adoptés tout à l'heure Mambay Diaye. Hier avec Orange indil na leen ay offre Mixel yu bees yu xéewale rechargel gaaw sa Mixel 190 francs nga am 35 minutes d'appel 90 MO ak 50 SMS valable 24 heures da ngay woote di connecté noo ko bëggee tapel dièse 220 dièse wala nga dugg ci sa application Maxit Kirène avec Orange ñoo far ba tey. La Basketball Africa League est enfin de retour à Dakar. Du 26
6 avril au 4 mai, venez soutenir l'AS Ville de Dakar qui affrontera les meilleures équipes d'Afrique pour gagner sa place en play-off. Venez profiter en famille ou entre amis d'une expérience exceptionnelle avec vos artistes préférés. Les tickets sont disponibles à partir de 5 000 francs sur seotickets.com. 2 matchs palpitants par jour. Cette saison, c'est all for the game. Déplacez-vous en toute simplicité avec Yango. Profitez du trajet confortable des 600 francs CFA. Commandez en un clic où que vous soyez. Téléchargez l'application maintenant. Les services de transport sont assurés par des tiers. Prix minimum d'une course à Dakar via le service d'information Yango, sauf indication contraire dans les tarifs. Les tarifs sont fixés pour une durée limitée. jaajëf sunu partenaire yi def leen ni ñoom. jaay sa fa mu jare. waaw ñoo ko fa am de. waaw ñoo ko fa am. te yaay xam ne yéen a ñu tam yéen a ko fa am. jaay sa fa mu jare. waaw jaay fa mu jare. may nuyu baax waa Ndeppe xóota ba. mooy sunu quai de pêche. fu ñuy wax xóota ba. waaw fee kuy sàjj kuy ndëpp il faut nga dem xóota ba. waaw Ndeppe xóota ba. waaw. tur bi daf la neex. waa Ndeppe dëppkat yi fa ñuy dem sacrifice yi ñuy def fa lañ koy def ah. daa am sama benn mbokk sama benn cousine bu tudd Ndabbe ki ñëw fi Ndeppe la. Ndeppe laa koy woowee. quai de pêche bu Ndeppe. man Ndeppe laa koy woowee Ndabbe mi ngi. nga koy woowee jàmbale si man Ndeppe laa koy woowee. jërëjëf Ndabbe maa ngi leen nuyu borom maris. xóota ba nag ñun xeer yi moo ko wër nga xam ne booy sangu bu la neexee comme piscine si ñun. comme piscine. waa xeer yee ko wër. waaw ñëw rek plongé. waaye nag bu feesee man su ma taxawee sax du ma feeñ. li may njool yëpp. ma dugg na. ah di nga dugg nag. non foofu sangu fa gàllaaj la. ñun suñu secret la ñun lépp bi. bu demee ba kii rek fa laay jékki ji man chaque vendredi laa fa daan mais dig na la wax naa la ci wutal ndoxu xóota bi moom il faut mu tëddee ñàkk ko am boobu jël ko rek teg ko sa néeg sa bàyyi ko fa. lu baax la. Ndeppe mel na mi. ndoxu Ndeppe bàyyi suñu turu Ndeppe bi. Kumba Lamb da lay ñëw wax ak yow de. Ndeppe Kumba Lamb Ndoye. ndaxu Ndeppe. ah waaw baax na. maa Kumba Lamb Ndoye ànd ndax man tulli. man tulli mooy bu baat mi. mooy rab bu baat mi. loolu ma ko woyoon. man Kumba Lamb Ndoye ànd ndax man tulli. loolu la woy. xam ñu bari xamuñu nag parole yi. waaw xamuñu ko. ànd man Kumba Lamb Ndoye ànd na ak man tulli. ndeysaan ku ma neex. am na woyam boo xam ne dama koy déglu ba léegi sama ñaayu xare. sama ñaayu xare daanu na. loolu woy na ko ci réew mi. sama ñaayu xare daanu na. def naa yaayam la ko way. yaayam moom bi mu laaxoo. moom ak Assane Mbuub bi mu way yaayam. yow mi yaay. yaay de boo ko ñàkkee man ngay xam lu mu jariñoo. waaw nga dëgg nag. ñaari fan yi moom. ñaari fan yi weesu moom daanaka tàggu. waaw dégg naa nag moom. yaay moom. yaay gaa laaj la. man ñeenti fan yi mujj nii. yaay nag moom. daanaka daal gënnoon naa ci askan wi moom. des fois moom mu ñëw mënu cee ñàkk. waaw man ba léegi nii sax daanaka da ngay wéet de. waaw day am. soo feebaree wala dara metti la wala nit tooñ la moom ngay njëkk a xalaat. te nga naan bu fi nekkoon peut-être kii du ma sañ def. moo tax kuy gërëm sa yaay xalaat la rek. papa yi kay ñoo dee. massa ndeysaan massa.
daf ma ërtal dëgg ñun papa yi Fabrice nee na ndeysaan Fabrice nee na ndeysaan loolu la ndeysaan dara saf ko taalibe Cheikh maa ngi koy nuyu nee na ñu def ndànk dal ndànk ci woto yi parce que yow Mbaye day am de des fois moom waaw yaay dafa doy waar yenn saa yi mu ñëw sa xel moo xam ni da ngay bëgg loolu doo bëgg lu gën a mais yàlla ci def moo ci def seen way julli nañ ko fonk yàlla moo ci def fii sutura bu doon loolu fonk sa waajur da yaa ngi ci erreur waaw nga waajur yi moom yàlla si def sutura waaw li du rawante maam moom lay gis télé bi nag dama koy waaw day ko def de bu ci jug nag benn yoon yii man de li ma jaaxal Fabrice moom ma nga ca ndeppe gaak non Fabrice ndeppe si ndeppe Tëngéej xóota ba ndeppe ko foofu waa Tëngéej xam nañ ko secret baa ngi ci biir jàppali ngoom xam na loolu Ibrahima Seck waa las création gis ngeen a ndeysaan mu jóg suma xarit bi Fallu tës bi liggéeyaate la liggéeyaate wallaay ak ñoom jot liggéeyaate la liggéeyaate nga wax de liggéeyaate bu ñu xëyee suba ba ngoon seen yitte gépp mooy loolu yàq liggéeyaate bàyyi doomu aadama yuy liggéey nañu bàyyi loolu ñaan la te ñaan daa taate Fallou Cuuraay sama rak yéen ñi ci place yi borom gun nag dara moytu leen te dégg naa temps yi sa ud yaa ngi def effet te réew mi daal neexul daal ndeysaan kii nee na mi ngi jooy même chose lay ressentir massa wallaay massa ndeysaan ndeysaan wallaay man nag gis nga du may commenter ci ay réseaux yooyu sax mais fu ma gis ci surtout groupe bi ma bokk Femme Chic ku wax ne ma yem ci man nam du ma yem ci yëpp mais bu ma gis ku wax ne yaayam daal dafa faatu mu am lu muy yëg wallaay dinaa ci sànni sama commentaire bàyyi la ko ci masawu la neexul nag te la nga ñaanal ko en fait dafa mel ni besoin la bu ma am pour wax loolu dama leen di masaw ñu ñàkk seen yaay ñëpp dafa metti dafa metti ndeysaan kat nee na moom dafa ñàkk yaayam bi mu amee 2 ans moo tax xamul sax ndeysaan bànneexu nekk ak yaay loolu looy jooy rek am na lu ko gën a metti le yal na yàlla bàyyi ñu nekk ak seen yaay ñu nekk ak ñoom yàgg ak ñoom fonk leen way jur yi c'est très important yal na yàlla yombal ñu ñun ñëpp xam naa ni moom fàtte mënta nekk waaye nag ñu yombal ñu rek bu baax a baax yàlla baax na tës bi xeeb sa wërsëg la ak ñàkk doyloo borom bi man ñi liggéey doomu aadama yi nii laa leen tuddee ñu xeeb seen wërsëg ñàkk doyloo borom bi subhanahu wa taala ak ñàkk ko gëm parce que nit lu mu am borom bee ko jox subhanahu wa taala lu mu ñàkkit borom bee ko war a xañ te moo koy xañ subhanahu wa taala waaye nit ñi nag dañoo bëgg jël place borom bi bëgg dogal wallaay waaw Mbay Karim warta toogati tës boo fa toog warul ñëw à partir de lundi na toog këram soo defee parce que koo gis mu dem ci sëriñ rek jéem na ci leneen antuwul mu mujjee ci sëriñ ba damay jéem a yàq jéem a def yoo xam ni damay def ba maanaam fu ma jaar rek dinaa yàq su ma demee ba nga xam ne nag foofu baaxul ma door a dem ci gàllaaj xar foofu ne xaaral ma kii passer à la vitesse supérieure waaw liggéey nañu nit ñi dëddale nañu nit ñi naawtal nañu nit ñi rey nañu nit ñi dofloo nañu nit ñi te ñun ñoo koy def ñun doomu aadama yi benn mala demul liggéey beneen mala benn mala liggéeyul doomu aadama ñun doomu aadama yi ñooy liggéeyante suñu biir ñooy fekk sëy yu borom bi takkee ca aras ñu tas ko ñooy fekk diggante yu neex ba sëy rek war caa am ñu yàq ko ñooy fekk yaay ak doom yu bëggante ba ñépp xam ko ñu yàq ko ñooy fekk mag ak rakk yu bëggante nekk benn ba àdduna seede ko ñu yàq ko
ñooy fekk patron ak employé yu bëggante nangoo liggéey ñu yàqu ko ñooy fekk nit ku nangu liggéeyam di ñëw heure wàcc heure nekk ci yoon ñu jële ko fa ñooy fekk ku ñu wóolu ba nome la ñu teggi la fa ñooy fekk ku nekk ci service am di daan dooleem yàlla ubbil ko wërsëg ñu naawtal la ñooy fekk ku dëkk ci koñ dafa def teraanga ñu def loola ñooy fekk ku nekk ci kër di fa def lu baax ñu def loola ñun ñooy def yi yëpp wallahi te fii koo fi laaj mun la man xaw ma sëriñ du ma dem ci sëriñ koo fi laaj mu ne la man sëriñ tuuma kenn su ma amee lu ma sëriñ ci lekk su ma lekk ko def ko sama bopp léegi kan mooy dem ci sëriñ ñi nag am na ñoo xam ne mant bu ñu xëy lay laaj rek wàcc seen tànk seen lal yi ba ngoon ci liggéey doomu aadama lay nekk te nag ki ko def bi ci gën a garaaw mooy koo xam ne nii tey ji boo amoon problème moom nga yaakaar ne moo koy mooy sa nit wala mooy sa xarit te yenn saay dalay fekk ci problème bi def semblant di la taxaw te moo lay rey te fekk moom moo lay rey di la suuxal looloo doy waar looloo ci doy waar kay def mooy ko nga xam te yàlla leen yàlla weer mi ngi mel ni agresseur bi nga xam ne rek subhanahu wa taala mooy ñëw fëgg nga ubbil ko ndax xam nga ko mu ñëw defee la mu lay def génnaat dem kooku la olof Ndiaye dañuy paaka bay lay rendi sa waaye koy daal jox sa noonu te dëgg la de te léegi sax daasatu jox noonu de ñu def directement ñooy ñëw jàkkaarloog nit kii jam ko ñun joxeetuñu ko ñun ñoo koy loolu xew attention nag ci yenn seetkat yi yenn saa ñu tooñ ñoo xam ne defuñu saa ñu yàq yàq ñoo xam ne parce que moom di ci yàq ay Baba Diagne daal waaw seen yoon nekku daal da nga bëgg a dégg ñoom li nga bëgg a dégg rek lañ lay wax wallaay des fois naqar mi ngi lay dëdd sa kër mais daal koo xam ne nangam ak moytu ko amoo xarit bu ne kii nga ne waaw am na ko may nuru de nga ne ko moytu ko ak lu mën a am daal ñii def yàlla na leen yàlla weer amiin amiin te même bu leen weerul aussi gis nga Mame Mbaye bu leen nit defee dina dund loo xam ne da nga koy xool rek nga xam ne def na lam ma defoon moo ñëw ci moom yàlla tey ji léegi fii léeg-léeg ñu def la ba nga xam ne diw moo ma def nga toog seetaan mu dund loo xam ne di nga ne sa bopp yow moo ma defoon lii moo tax mi ngi dund lii moo tax am na lii moo tax lii lu ne mi ngi ci daal yal na nu yàlla musal ci yéenante lu bon ba ci egg ci di ko jëf ci barke borom bi subhanahu wa taala ñaan dina lekk borom ba mu te du ko yëg boo ñaanee doo béndi dëgg la sa jour yaa ngi frustré da ngay mer sa kanam gi day diis di xuloo foo ku la ne cere ji saf na laalo sax nga def ko histoire di bañ ku la deful dara doo def lu yegg borom xol bu bon doo tranquille bu dee ak di bañ ku la deful dara wallaay bañ ku la nuyu nga mer boo baaxee yéen ñëpp jàmm wallaay ndeysaan aka noppale aka noppale fa noppale wallaay alalu yàlla ko neex la Fafa Rasoul joyeux anniversaire sama xarit Fafa yàlla moo ñaan dundal wéral yàlla sàmm la ndeysaan madame Ndiaye Massa gis nga waa ji ICP la fajar xajam dafa mbow mu jàpp ne sàcc la mais tuuti mbow bi arrêté mu ne kon du sàcc mu toog tuuti kenn woo ko téléphone ne ko sa buntu bul génn mu ne ko lu xew mu fekk benn këyit goo xam ne dañu ko xaatim def ci turam takk ripp ak deret bopp xar wala bëy bopp daal mala la fii nii yii dan jamate pont ba yii ñu roof ci ay guro lii loolu ci bopp ba pare tegal ko ca nawe nawe bi nag laa bëgg a xam pour lan liggéey bu ànd ak nawe nag bëgg naa ñi ñaan wax ma pour nga lewet la wala nawet doom la di ndeysaan masa ndeysaan ndeysaan takk ci bunt bi yéen ñi may wax nag di ma envoyé seen kii yaay yi ndeysaan bu leen ma yëngal wallahi masa naa leen masawu naa leen bu leen ma yëngal ñaan leen seen yaay rek wallahi yàlla leen bu nga xëyee daal teg seen tànk ne sama way jur yi yàlla na ko yàlla yërëm xaaral ko àjjana moom laay ñaan laay sàkku ci ñëpp nag képp ku sa yaay dëddu mantu boo yeewoo teg sa tànk suuf balaa ngaa def dara ne sama way jur wii de góor week wu jigéen wi yàlla na xëppee àjjana wallaahi amiin mboolem ñu fa fekk loolu daal moo ñaan ñu ko defee yàlla saxal leen amiin amiin ndeysaan ki nee na ma nawtal la Chouette ñu déglu nawtal dëgg yàlla xaw na doy waar daal mais ni ma leen ko mën a expliquer ci lu gàtt rek
mooy ay 5 heures du matin man d'habitude heure boobu noonu day fekk ma jóg comme dama fee am ay xaj yoo xamante wax dëgg yàlla lu xew rek ñooy alerté dégg naa benn bruit bu xaw a doy waar daal boo xamante ni xaj yi yëngatu nañu ba sama xar yi xaw a tiit noonu ba may xaw a dute ni est-ce que du sàcc mais comme ay 20 secondes yooyu lay duré rek sama suis dit que peut-être xaj yi ñoo am lu ñu gis rek donc ba loolu jàllee la am sama ay 30 minutes après la sama personnel bi ci lañ na woo ne ma ndaw sa buntu kër am na lu ñu fa sànni bul génn donc man tamit ma taxaw garder sama sang-froid bu dëgg yàlla toog ba affaire yi ba fay jàll ma ubbi ba ma ubbee ba xool ba gis comme yàlla def na ni am na sama benn xarit boo xamante ni wax dëgg yàlla min na faal gii la dëkk muy Alaaji Saliou Bay mii nekk sama wóolëre nekk sama nit fii la ñu xamante wax dëgg yàlla mais mu nekk ku baax ci man ba ma jaaxlee daal wax dëgg yàlla moom laay njëkk a woo ma woo ko expliqué ko situation bi mu ne maa ngi ñëw donc si la ñëw gis affaire bi décortiqué ko mais ni ñu ko gisee daal mooy maanaam ki def liggéey bi ak ko fi teg lu mu ci jublu woon du lu baax parce que sama tur lañ ci def bopp yi tamit ñu def ci yeneen yoo xamante ne lépp daanaka man maa ko tax a jóg mais daal li ma ci mën a wax daal moom mooy àdduna nit lépp wax mu yegg sax yàlla la neex nit lépp loo ko yéene na doon lu baax parce que ñun tamit ay ndaw lañ dañuy ñëw rek pour liggéey ñëwuñu pour dara li ñu doon tey defuñu ko suñu bopp yàlla moo ñu ko def donc jiit tamit du nit moo koy bëgg pour def ko yàlla moo koy tërale doomu aadama donc wax dëgg yàlla li ma doon yàlla def ma ko man lépp loo ma gën a soxla sax wallahi boo ñëw ne ma lii laa soxla mooy jox la ko loo ma gën a bëgg ma jox la ko parce que adduna bi wax dëgg yàlla lépp day jeex Saliou Mbaye tamit dalal sama xel wax dëgg yàlla def ci taxawaay bu mat sëkk wax dëgg yàlla liñ ci waroon def yëpp ñu def ko woo ñi nga xamante seen xam-xam màcc na ci loolu tamit wax dëgg yàlla ñu taxawu ko ba niñ ko fi jëlee voilà donc en résumé daal loolu laa mën a expliquer ci loo xamante ni daal moom moo fi xew waaw mais man wax dëgg yàlla ki ko def ak ñi nga xamante ni ñoo ma yéene lu bon ak yëpp jàppalu ma leen dara donc sama kàddu yi daal ma koy jeexalee di remercier vraiment le médecin chef du district sanitaire de Thiès ak ñi nga xamante ni ñoom la bokk di liggéey district ba parce que ñëpp woo nañ ma pare ma teg ci vraiment les ICP du district sanitaire de Thiès wax dëgg yàlla ñoom ñëpp dañoo bàyyi seen yite ñëw vraiment soutenir ma wax dëgg yàlla ak ñi nga xamante ni mooy les bàjjenu gox plus particulièrement Mère Fatou Badiane ñoom ñëpp bàyyi seen liggéey ak ñi nga xamante ni vraiment ñoom laa bokkal poste bi di liggéey ak ñoom sans oublier nag wax dëgg yàlla ñaar ñii ndax samay nit lañ muy Zal Mbaye mi vraiment mënuma jeexal te remercier wu ma ko wax dëgg yàlla fii laa ko xamee mu nekk nit ku baax nekk nit ku oyof nekk nit ku dëggu man su may ànd ak nit bu ma gisul sama bopp ci yow du ma ànd ak yow donc ni ma mel rek loolu laa gis ci moom mu nekk sama xarit nekk nit ku dëggu tamit nekk nit ku am wëllëre barki alxuraanu karim maam jaaram yi tamit nekk sama collègue moom it yàlla def na ni moom laa mujjee xam samay collègue mais moom li mu mel ak man ak li ma sekk ak moom sekk ma ko kenn wax dëgg yàlla donc di leen remercier yéen ñi nga xamante ne vraiment yi ngeen information yi ñëw bëgg a xam nu mu demee pour ñëpp vraiment mën ci tirer leçon gën a bàyyi xel seen bopp di ñaan yàlla rek yàlla ñu yàlla gën a sàmm wax dëgg yàlla képp koo xamante ne yaa ngi liggéey man aw ma règlement de contact kenn wax dëgg yàlla mooy li ma la wax rek man franchement nit laa ko réservé dem naa fi plus de 6 ans ñu bari xam ñun sax man maay njiit hôpital bi parce que doxewu ma ko waxewu ma ko njiit benn ndombal tànk la bu ñu lay jox rek mais wax dëgg yàlla doxewu ma ko waxuma ko aw maa kenn règlement de compte ba ma ñëwee damaa wàcc sama bopp ànd ak ñëpp maaseeg ñëpp respecté sama liggéey fonk sama liggéey parce que loolu moo ma fi indi donc Médina Fall benn mission moo fi ni taxawu population bi seen wér-gu-yaram loolu moo fi ni te maa ngi si ba mat sa aw kenn xar ma yàlla dëgg yàlla boobu sax ñun ay taalibe cheikh lañ wax dëgg yàlla comme ñu ngi laal loo xamante ni wax dëgg yàlla dañoo am lu ñuy seet rek mais képp daal kuy jéem ci ñun wax dëgg yàlla nga am ci maanaam pexe bu jub sax wax dëgg yàlla bu demee ba jub sax yàlla la neex ji pexe bu demee ba jub yàlla la neex ñun nag yàgg ñoo mosuñoo bàyyi suñu bopp ñu ngi ñu vraiment respecté nañ suñu bopp ci baatin ak ci zaahir non yu mel nii moom c'est pas la première fois bu say am comme li may wax dadi nag bii dafa gën a franc-glanderie rek lu yàgg am la ñoom chaque jour ñu gis yu mel nii ay détails yu mel nii ci biir poste de santé bi te loolu defe naa war na mën a ñàkk mais bii moom dafa fës te dafa ëpp parce que lu toll ni bopp nga daaj ci ay pompe def ay bureau xaatim fii ñaan nii loolu dafa ñaaw sax boo gisee image bi xam ne dafa ñaaw vraiment du lu bët mën a gis tel mën koo nungu te vraiment ko dégg sa nopp du sa xol du neex kon ñëpp xam nañ ni ñaaw na ñu koy ñaaw lu jëli li ci ëpp solo ñoom ay ndawul état la ñu te ñoom ñëpp état moo leen fi indi ñun dëkkuñu dañoo ñëw pour servir population Médina Fall defe naa nag kooku bu ñëwee ñun waa Médina Fall ñoo ko war a dal parce que tey ku fi sa njaboot feebar wala nga jaaxle ci moom nga jëm si kon kooku bu la talul ñu lay lijjante dafa am loo xam ne xel mu gàtt la ki war a assurer sa sécurité war a assurer sa santé boo ko fitnaalee boo jaaxle yow foo jëm moo tax daal li may appel bi may def mooy nañ gën a conscience xam li ñu bëgg mooy la nit ku modeste nit ku baax jël titre bi nga xam ne moom la yor muy ICP mu teg ko fële bu dimanche jotee mu sol kilot dugg ci poste de santé bi génne drap yi bàcc weer pompe nettoyé
ba nettoyer li nga xam ne moo nekk ci biir hôpital mooy ICP ngay ñëw di laaj ana médecin bi mu ne la mi ngi ni nga ne non kon war ne la nit ko modeste la bu ample appartement mi ngi nii ñun daanaka bu ñu deful dara ñu ngi fii parce que suñu xarit la li mu wax dañoo sentir suñu bopp ci moom gis ay qualité yoo xam ne ñu neex la ci moom beneen bi ci des mooy boo defoon micro trottoir tey biir Médina Fall gi yëpp nga laaj kat mooy ndaw di nga am ay témoignage yoo xam ne da nga naan déet kon ki def lii nan la ko mën mais ki ko def daal liñ koy wax mooy coono bi muy daj ci lii nee ko na ko def ci boppam parce que li ngay def pour yàq nit boo ko defee ngir baax yow di nga am un bon cœur vraiment xar mi nga rey dundal ko sa njaboot boo amul njaboot ngay mag am ngay rak am ngay yaay nga jox leen ko ñu lekk ñaanal la moo gën mais nag jëf ju bon jëf yu ñaaw yëpp soxora ci gën a gore moom bala moo padd gi mu jëm ba tey bu mu la faasagalee ba pare nga message boobu ñun am nañ ci sax vision bu mag a mag a mag parce que ñëpp xam nañ ne mandat kii jeex na comité yi seen mandat jeex na dañ koy renouveler jël nañ engagement comité bi nekk ci wetam pour soutenir te incha allah dañuy ñaan population Médina Fall bi yëpp jàppale ñu parce que moom bu amee sécurité totale mooy ñun am nañ sécurité devoir la képp koo xam ne Médina Fall nga nekk vraiment nga mën a ñëw jàpp moom mën a am assuré bu dëgër am sécurité loolu mooy li nga xam ne mooy suñu njëriñ ñun bu ma xëyee moom moo ma woo moom sama collègue la mais sama xarit la sama génn wàll sama moitié yàlla dafa def ñu déggoo bi ma ko yëgee bi ma ko waxee rek am naa lu ma métti j'ai le cœur très meurtri mais dama ànd ak sama xel ànd ak sama sago ma ñëw ba ci moom pour soutenir ko di leen xamal ne la lii ko dal nii après ñëw ñu ci chef de poste parce que man tout récemment le mardi dund naa lu mel nii waaw dund naa ko sama poste de santé sama parti xamuñu ko daal ñun daal xamuñu lan mooy problème bi dund naa ko ëpp na 5 fois ñu dund ko dund naa ko sama sage-femme dund na ko muy lu métti ndax sama sage-femme rek woon def métti di bopp boo xam ne fu ne faj nañ ko fa te de am naa ne tey lañ ko def bañ ko defee dañ ko dindee la tàggali ko suñu poste de santé ba toog nañ ba mu yàgg nag ndox ko ca biir daal ko dee te nag bi dara dalu ko propriétaire bi nee na nag bi dara dalu ko woon loolu lan lañ si jublu ma toog mardi ñu jékki-jékki sama sage-femme woo ma ne ma madame Dieng foo ne ma ne ko maa ngi ni ci mu ne boo ñëwee bu jaar ci porte principale bi ma ne ko pour lan mu ne ma dañoo am ay nen ñu xaatim toj ko ci buntu poste de santé bi mu ñëwee jaaral ci buntu garage bi ma ne ko baax na ba ma ko gisee woo naa sama yaay laa njëkk a woo ndax mooy sama gàllaaj mooy sama lépp man moom rek laa am moom laa doyloo ginnaaw yàlla ba ma ko oowee mu ñaanal ma ne ma jàll dara du la dal ca laa dugg jàll liggéey sama liggéey moom mii laa teg ma woo ko mu ne ma dara la sa xel xam naa tiit nga jigéen bi mosoo gis lii mais maa ngi ñëw ba mu ñëwee tamit defal na ma ci ay jéego moom taxawaay bu rafet moo tax nag lii bu ñëwee tam dal ci kawam du ma def mu soutenir ko moom it taxawu ko waaw loolu moo war a jaaxal nit nee naa kuy faj ba xelam dalu du faj kuy faj ba ànd ak wér faj ndax yàlla mooy wéral mais yàlla dañ ñu fee teg pour bu ñëwee ñun it mu def na ci ñun xam-xam boo xamante ne ñu ngi ñaan yàlla ba ku ñëw ci ñun sa soxla ak faju mais tam bu ñu dee bay faj tamit ba di ci tiit amatuñ sécurité des naa ne nag dootu ko jar li ñuy lancé mooy en dehors de sacrifice yi ñu def ak maraboutage ñu ngi jànkoonteeg ay cambriolage suñu logement yi amatul sécurité ñu poste de santé amatul sécurité amuñu lu ne gaaji lu ñu liggéey recette poste bi ñaari la médicament ticket lu ci poste bi la jëmaat boo ci fayal sa personnel lu ciy def ñun ay personnel lañu état moo ñuy faj ñëwuñu pour di fi tibb dañoo ñëw pour di liggéey xam-xam moo ñu fi teg amaana tey àll mënoon naa dund ba dee di ñëw mel ne Sarr ma mënoon naa dund ba dee duma liggéey sam faat yàlla moo ñu fi dégg nañ ñu nangul loolu te njiit c'est pas éternel yàlla mooy falte mooy technique il faut ñu nangu ko nit ki nag lu la yàlla teg tey mënumaa la ko wax ba jël sa métier journaliste ndax du ma ko doon tey mënoo ma ko wax ba nekk infirmier yàlla tegu la ko nañu nangu ku nit ki da nga koy nangul li mu moom nangu di yàlla dogal di lancer nag le préfet di lancer suñu chef de district maa ngi ko nuyu sa passage ne ko nañu jàppale ci sécurité bi parce que poste yi amuñu lu ñu mën a jëlee tey jii sécurité bu war matin soir parce que tamit ñun li ñu metti daal ci poste yi ak suñu kaaraange daal doy na waar trop suñu mënee jàppale ci sécurité bi dimbali ñu bu ñu mënee am ASP yu ñu ñëw di liggéey suñu poste yi dinañu gënal trop gardien yi ñuy fay tamit gardien yi nag leen di fay bëriwul te boo leen fi tegee amuñu lu bëri dañ fay bàyyi loo dem xoole leneen ba gën ñoom tam loolu ñooñu ci mën a jàppale même bu ñu mënee am caméra de surveillance tamit tam mooy tam gënal nañu loolu daal la ñuy lancer suñu autorités yi nekk biir Thiès ci la wax nañu ci jàppale pour suñu sécurité ñuy def daal mooy ñu ñaan njort te jéem a rafet njort te xam lépp lu am rek àll la indi sa kenn waa ñu ngi ñaan yàlla ci àjjuma ji ñu nekk képp ku teg lii wala sa loxo takkee na ci yàlla na ko yàlla weer yàlla leeral lépp ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bàyyi ñu liggéey ci jàmm te la ñuy jublu ci di ko def ci ñun nañ ko def ci seeni njaboot ndax amaana tey sëriñ boo fa dem dina la fay xaas bu bëri te boo ko defoon ci sa bopp amaana dañ ci sa ville ay pexem jugoon tey heure bi dañuy tàntu dëj wala heure bi ñu leen urgence wala ñu hôpital yàlla rek moo ci teg loxo ndax ku xam-xam ku gis lii xam ne du xam-xam bu baax mu jaral ko daaj ay pompe def nawe def ay gros def ay xaar kon loolu jublu ci intention bu baax amaana aala tey bu ko gisoon mën naa tàggal ko faw daa am njaboot daa am jabar bi yaayam yaakaar ci moom waaye nag sant yàlla nag am ñaanu waajur la te ñun ñëpp am na ñaanu waajur ndax ku am ñaanu waajur ma ne doo ragal doo tiit ragaluñu dara yàlla
la ñu yaakaar waaw dinañu farlu mais sabablu ba lépp lu nit mën ci ñun dina delluwaat ci nawet gi moom moo ci sama problème liggéeyante ci réew mi am na ku ma woo léegi bàyyi fa Seydou Ndoye nee na Mbaye man lii ngay waxal lii lan ma def moom laa la waxal léegi mu ne Mbaye nii lañ ko def lii man lu mel nii lan ma def bàyyi fa Seydou Ndoye maa ngi lay nuyu baax a baax sama waa ji yéen a poste de santé bi xanaa lamb ji la yéen ma bu dee góor takk xala la góor la de bu dee jigéen daf na ma bu dee góor rek kii nee na nawe bi pour nga lewet la doo saf kenn nawe kay safut boobu nawe moom lewet na doom day léegi kooku moom kii def loolu kon lu mu ci bàyyi rek wax dëgg yàlla bàkku ma saful dëkk bi metti na nag Binta Ngom dana wex sax duñ la bàyyi fenn doo bokk fenn loolu la ba sama papa Youssoufa Seck nag joxe na nee na mu def lii xaaral ba Youssoufa waaw bismillah soxna Ajaratu Mantoulaye Thioub waaw kooku digal ko tuñeel ak tuñeel da koy jàpp bu ko amee da koy lakk bu mu def dóom mu sangoo ko liggéey bu nekk ci moom dana deñ te ka ko def dana dellu ci moom ndax nee na taaliba seex la waaye lépp lu may joxe rek ci sag mbaax laa koy joxe baax na tuñeel da koy lakk bu mu def dóom mu def ko ci ndox daal di ko sangoo kon sa lépp suñeel lay jël lakk ko ba mu def dóom nee na mu def ko ci ndox daal di koy sangoo très bien signeel mu lakk ko mu def dóom loolu de am na ñeneen ñi sax mën nañ ko def bàyyi soo ku baax la nag ku baax la jëm ku baax la ku baax lépp lu mu dégg rek ci sa ku mu war a dimbal ci yàlla tax da koy def man ku ma ko mëntu ba nee na Mbaye lépp ak mbaaxu Mantoulaye tax ma di ko def laay papa Youssoufa waaye kenn gënu ko nag baax la kenn gënu ko disponible lu mu dégg rek dina ci xam li mu ci am xam-xam ci solution joxe ko yal na yàlla fay la Seck suñeel maanaam xam naa peut-être ku nekkul suñeel waaw ku nekkul liggéey bi sax damay tës ba pare bëgg di kaa ak ins ñu kaa léegi ins si weer waxal ins mu bàyyi ma ba ma tës ba pare ñu door yeggali kaa bi waaw tegal foofu sa baaxam te man sama bopp lay kaa man lay kaa waaw man lay kaa am benn vidéo ma ko envoyé ne man la te man vidéo xam naa ni man la kooku sama jikko la yor léegi bàyyi ba pare nga ñu kaante léegi sama papa nee na suñeel bi la ñuy jël lakk ko ba mu def dóom jël dóom bi def ko ci ndox sangoo ko kon képp koo xam ne da nga am problème yi aussi ci wàllu xarfa fuufa waaw signal de moom est-ce que neex na am léegi wala waaw signal de parfois da nga dajeex moom de waaw même gars yi dañuy jaay sax ay kii yu signal yoo xam signal dina am Dakar gi Dakar de xam naa yenn chantier yi bon xam naa côté bii de ku fi duggoon côté bi waaw àll dem signal côté aéroport fii nu mu tudd fii muru aéroport bi côté boo xam naa daa am ay signal kii nee na bu nekkoon àdduna ku nekk la yàlla bindee ñu bàyyi ko noonu ku nekk di nga am li nga war a am waaye nee na borom bi dafay bind ci yow ñu jàll daal salfaañe loolu moom mooy weddi ko soxor la ndaxi moom mooy weddi ko yàlla baax na ñaan leen weddi ko rek jërëjëf yàlla yàlla def ñu jàmm yàlla mosal ñu ci liggéey ak yéene gu bon yéene bu bon wallaahi yàlla tàbbal suñu xol yi yéene ak garaaw yéene te lu baax sax ma ne yéene gi ne sa dën suñu dënn mooy génn des fois suñu làmmiñ dëgg la wallaahi mooy dem ba nekk suñu bopp bi nekk jëf ak leer te sax xam nga loolu wallaahi moo koy doon yàlla fa ñu jàmm amiin amiin mosal ñu ci ndogaan ak pàq amiin ndogaan ak pàq amiin lépp lu jëm ci xeetu ñaawteef jëm jóge ci doomu aadama jëm ci yeneen doomu aadama amiin yàlla ko yàlla fagaagal allahumma amiin émission Tës la woon ak Mantoulaye Thioub Ndoye Mbaye Karim TDN info groupe WhatsApp la 76 693 89 04 abonnement 16 chaque fermement 16 foofu la mbokk yi salaamaaleykum mbokk yi yéen a ngi ci seen info Sénégal H24 abonné leen activé leen la cloche de la notification yi partagé leen vidéo yi info Sénégal H24 information bu wóor te leer
jox ma numéro. Mamadou Mouhamed Ndiaye Aba No Stress di ci ànd ak yéen indi ay xew-xewi jamono yoo xam ne ku ko dégg na xalaat ñu waxtaane ko jànge ci yeewoo ci xame ci képp ku dund xalaat xew-xewu jamono fait divers moo xam nga nekk ci réew mi wala bitim réew bëgg ko séddoo ak askan wi jokkoo leen ak waa Xalaas RFM woote leen ci 77 150 17 17 77 150 17 17 wala ngeen woote ci 76 160 17 17 76 160 17 17 wala par mail ci émission xalaasrfm@gmail.com. ñaan nag comme damay déglu xalaas di déglu xalaas dama toog ba nga xam ne mënatuma. xalaas ci rajo Futur Média du leen ni kenn lépp ñëpp la lu ne ku ne ngi ci. xaw ma kañ la xaw ma fan la xaw ma nan la may dikkee bépp dana ñëw ci la. Professionnalisme ak dynamisme bi nekk ci Optic Vision Plus Sénégal moo ko may efficacité bi tax mu dëkki di ñu indil un service de qualité bu ñu nee lunette yu baax ñu ne Optic Vision Plus Sénégal bu ñu nee lunette yu rafet ñu ne Optic Vision Plus Sénégal bu ñu nee lunette yu yomb ñu ne Optic Vision Plus Sénégal Optic Vision Plus Sénégal dafa ñëwaat ak doole ci ay arrivage yu bees tàqati mucc ayib ci design ak ci marque des montures haut de gamme cadre sur mesure des lunettes vision de près vision de loin verre progressive simple ou progressive photocrée avec lumière bleue ay lentilles de qualité avec Primo, Success et Varilux. Marque de lunettes boo bëgg Optic Vision Plus Sénégal am na ko accessoire de lunettes boo soxla Optic Vision Plus Sénégal am na ko fépp fu ngeen dem ci réew mi Optic Vision Plus Sénégal am na fa showroom bu mag bi mi ngi fii Dakar sur la VDN ubbi nañu beneen showroom bu bees tàq à la Médina mi ngi rue 33 angle Blaise Diagne ci wetu Sénélec bi Optic Vision Plus Sénégal am na boutique Kër Mbaye Fall am boutique Mbour ci croisement Saly bi Thiès Touba Saint-Louis Louga ak fi nga xam ne moom moo di Kaolack fu ngeen mën a nekk te soxla Optic Vision Plus Sénégal mën ngeen leen a woo ci 33 821 54 57 ou au 77 479 63 38. Optic Vision Plus Sénégal, lunettes partout et pour tous. Doudoune ay ci leen ñu dem ci ndànk-ndànk ngir toppatoo bépp soin pour seen bébé ñu indi leen lait de beauté bi ñuy wax Doudoune aux extraits de calendula nga xam ne dafay hydraté bu baax indi douceur nga xam ne day setal du irrité tey dimbali bu baax a baax powu bébé ndax ñëpp xam nañ ni powu bébé dafa sensible même peau yi gën a sèche Doudoune da koy jàppale waaye Doudoune am na gel lavant nga xam ne day indi fraîcheur saa yu bébé di sangu bébé day kontaan Doudoune am na savon lavant am na gel am na tamit poudre lépp pour bébé Doudoune confort efficacité bu naturel ñu defaree ko en France ci normes yi gën a strict léegi nag am na fépp ci Sénégal laajte lait de bébé Doudoune tout doux pour bébé. sedd bi ñëwati na vite fait ñëwati na waaw indil leen lipo lèvre boo xam ni say tuñ du xar léeg-léeg nga gis koo xam ni tuñ yi daa xar ba daggate ba mel ni tali bu toj vite fait ne déedéet loolu du fi am indil leen ay lip yoo xam ni macha allah sedd bi ñëw nga gis tànk yoo xam ni day xar déedéet sa tànk du fi xar ak vite fait foot crème réparateur la ñu koy wax nga xam ni say tànk du xar doo divin ñu ne sedd bi ñëw na jëlal gaaw vite fait crème réparateur main ñu ne pour sa gémmiñ di xeeñ neex alen bu neex di saf menthe am nañu benn spray boo xam ni cool mint spray la tudd ay yow vite fait lii nga defati boo amee yaram buy ruux wala buy metti wala genou buy metti wala fuy metti si yow laajteel King Ice bu vite fait léeg-léeg tamit say yax di ruux ngay am fu metti ngay sportif léeg-léeg ngay def ay choc ci say yax jëlal vite fait pain relief spray boobu nag bu vite fait bi la léeg-léeg moom ngeen di gis si terrain de football bi benn joueur gaañu ñu pompé ko vite fait am na baume am na huile de massage à base de menthe vite fait am na tamit vaseline ñu koy wax pétroleum jelly original à base de limon original laa lay wax nii de vite fait am na it crème super powerful dama ni sedd bi amul benn yaram bu yàqu ak vite fait yéen ñii jaay en gros jël leen gaaw vite fait ñu ngi nekk fii HLM Rail ba suñu bureau 77 806 15 19 ci région yi wala 77 555 11 11 Dakar ak banlieue 76 577 06 63 Dakar centre 77 488 51 93 vite fait moo noppal ñëpp. Optic Vision Plus Sénégal mi ci lunettes yu baax yi te garantie établissement waa kër Serigne Touba Fall et frère borom gamme vite fait bi lëmbee réew mi ñoo leen di may seen émission xalaas.
ko ndax bu ma tolloo di génne sama waaja ba ma dimee paxama YouTube ba fa puso jaray fa ba xam ne adduna wari nenda jërë ngeen jëf ci àndi bi ak ñun ci rajo Futur Média 9h jot na ba tegal 38 minutes di leen gërëm bu baax ci kóolute gi ak ànd bi ci programme yi ñu leen di dégtal ci suba ak léegi yegg si nañu ci xalaa ci seen journal des faits divers Mohamed salaamaaleykum. waaleykum salaam Kals Dije. maa ngi la ziar. maa ngi la koy delloo bu baax a baax. namoon la lool. gëj naa laa gis. maa ngi nii rek. waaye yaa ngi ci jàmm. maa ngi lay seen. maa ngi lay seen di la dégg. seen di la bëgg. bàyyi ci Riel Wan jeeg. waaw bon weekend jeeg. waaw. yeneen yi ngay def te yegg siwul fii. waaw loolu sama am na. bàyyi yaa ngi ci jàmm. jërëjëf Mohamed sant bu baax a baax. alhamdulilah. Ndaw Kounda maa ngi lay ziar doom baay noo def. maa ngi lay ziar. Fonique Kals di la. naa keroog gars yi di la sant loo Fonique nga koy nangu loolu ni ma méttee. loolu waay. maa ngi lay ziar di ziar naa la. Abdoulaye Diop ak Maysa Mbaye ci digital bi. yaa ngi ci jàmm maa ngi ci sant bu baax nag yi tey. ñu ngi sant bu wér. yaa ngi am jàmm. waaw. ñun waa Arsenal ñu ngi ci jàmm bu baax. waaw boobu. dem victoire par force. par force kay. noonu la demee mais démb woo nga ma ne ma am na loo ma yónnee te amul. loolu diffusion fausse nouvelle la. ñëwul la ñëwul de. waaye kenn man lu tax ma juum kon ci beneen numéro laa ko def bu ñu paree ma jox la bu ñu paree léegi lu ma def ko. waaw yaa ngi ci jàmm. maa ngi sant Mohamed victoire bi rafet na démb. mais bu leen fàtte ne maa ngi ci parti bi de fekkee ma ci boole. fekkee la ci boole waaw kon jeex na. mais Mohamed santam bi rëy na waaye. mais du ma wax di catu suñu bopp nañ bàyyi ba ci kanam. borom leel bi. daw na làqatu ji Amérique daw na làqatu ji Amérique. ana borom àjjana. borom àjjana tamit kenn seenu ko. mais démb toj na rajo bi. waxoon na dina ñëw de. mais nag xam nga moom ay mbiram moom xam naa ne mu ngi ci embouteillage. tojati na ngay wax. waaw tojati na ko macha waxtu waa gi dem ñu. àjja bi xalaat ñu dem waaw. Mohamed fu ñuy tàmbalee ci partenaires yi. partenaires yi. ayca ñu leen di gërëm rek. ñu leen di gërëm ñoom partenaires yi di wax ne Sénégalais yi bëgg nañ ci ñoom. boo waxee partenaire u xalaas xel dafay dem ci Optique Vision Plus Sénégal. xel dafay dem ci établissement waa kër Serigne Touba Fallé Frère ñu indi gamme bi nga xam ne moo di vite fait. ak beneen gamme boo xam ne c'est gamme la pour bébé yi. ñu naan ko gamme de bébé Doudoune. ñuy ay partenaires ci xalaas ñu leen di jaajëfal bu baax ñoom ñëpp. ñu ngi leen di gërëm fu ñuy tàmbalee tey laay. waaw tey Kals. Ndiaye. gars yi nañ bàyyi naar bi. naar bi. mu ngi toj dëkk bi. pour man ci ngalax yi ngay tàmbalee. non ngalax yi. suba waaw suba ngalax yi suba la Ndiaye. waaw xam nga ngalax yi suba la. mu nekk lu am solo loo xamante ne nii buñ demee ba Thiès. gars yi ñu ngi ko créé foofu noonu mu nekk lu am solo. jamono ji ñu ngi may dégg. parce que ñoom dañ ne boo xoolee te loolu lu am la. quartier boo dem. da ngay gis musulman yi souvent ñoom ñooy ëpp ci quartier bi. benn kër catholique moo fay nekk. bu korite jotee wala tabaski jot ñoom dañuy tibbal dañ leen di yekkal loolu dafay yomb. mais bu événement yu mel nii bu amee lu mel ni comme ngalax ñoom tam dañoo gore ba dee dañuy bëgg kër gu nekk ñu dugg fa joxe fa ngalax. donc xam nga loolu du yomb. day baax nag sa genre Kals yi def am nañu def comme ay fan si ngalax ngeen joxe si suukar beeg yooyu jàpp ci pour jàppale gars yi. bi ci daal waaw pourtant yaa ngi xul am solo de. waaw mais li mu wax am na solo de. waaw solo lool sax. par exemple tey boo demee ci benn quartier. ni kër yi bindoo. waaw am na quartier yoo xam ne xëy na. catholique yi ñoo fa ëpp. waaw mais am na quartier yoo xam ne musulman yi ñoo fa ëpp. am na bu korité wala tabaski jotee. palaat jugee ci kër gu ne dem ci suñu mbokk catholique yi. waaye day tax bu nga lax jotee comme ñoom dañuy bëgg a fay bor bi. waaw ndeysaan. te kër yi ñi ñu war a tibbal day bari. waaw day baax amit. ñu jàpp ci. waaw jàpp ci suukar si. binduñ ko mais il faut gars yi di ci jàpp nag parce que loolu dafay. non dafa jaadu. non am na ñu koy def sax. même gis naa yenn maire yoo xam ne dañuy jàppale yenn kër yi. te au delà de maire yi sax kër yi ci. waaw dimbaleen solidarité kër yi ci boppam. waaw loolu am na solo kon daal suba la ngalax. vendredi ngalax daan wàcc école dañ koy wëri de. ay yaa ngi woon ci naar bi. maa ngi woon ci naar bi lu nax ku naar bi jommalati ci waa ji daal.
waaju yàlla may la ay affaire bu baax ba ku soxla woon 1 million sax boo ñëwee ci moom mu lebal la ko. CDN info groupe WhatsApp la 76 593 89 04 abonnement 16 ans chaque fermement 16 ans foofu la mbokk yi. la ko mais instant bii ni may wax ak yéen. xaru la gën a jege. ndax lan. ndax bor yu bëri. naar bi bor baaxul. naar bi di joué ci naar bi rek naar baa ngi tëj dëkk bi. naar bee ko andil bor yi. moo ko andil bor yi ñu déglu ko. waaye avant ñuy déglu tax ñu tudde ko naar bi. booy xam nga seen ay kii la ñu wut. seen ay proverbe la ñu wut. xam naa naar est-ce que naar bi moomu koy. non dañoo bëggoon a codé pour gars yi bañ a xam lan la. parce que xam mbir mi. mais naar bi raxu si tamit. je sais pas mais c'est que terme la rek bu ñuy utiliser parce que man suñu maîtrise. mi ngi yàq dund nit ñi de. naar bi xaw ma dund ñu bëree bëri njaay. léegi moom. bor yu bëri. di jël xaalis ak xaalis nit ñi di jouer naar bi. moo ko jural ay bor. am na koo xam ne nii daf ko jox centième. waaw jox ko avant 500,000 mu ngi ca naar ba. am ñoo xamante ne nii comme waa ji ay affaire am dafa baaxoon comme ni ma leen ko expliqué. waa ji boo événement jotee comme dafa nekk ci village gars yi dañ koy jox seen ay xar mu jëndal leen bu ñuy ñëw Dakar mu àndaale ko. ñooñu ñëpp dañ cotiser ren jox ko seen xaalis lépp mi ngi ci naar ci naar bi. kon ñu bëri ñu tabaski ren. baa ñu wuti beneen pexe. waaw donc kon niñ déglu waa ji. ci ma leen di wax ni c'est un ami vraiment waa ju amoon avenir amoon benn magasin di si jaay des aliments de bétail amoon ay jakarta yi daw di ko versé amoon même oto buy daw clando. c'est un maçon boo xam ne day gagné ay chantier mais il a escroqué beaucoup de personnes yoo xamante ne dañ ko doon jox xaalis tey ñu joué lépp ñu joué ko ci naar bi tey yàlla xam na ne buñ ko dimbalewul day xar yàlla xam na loolu parce que li mu dugal ci naar bi dafa bari trop ba dem ci guddi man j'étais avec lui mais il est devenu un lobe humain alors que dans un passé récent vraiment il était très bien nanti amoon ses activités amoon xaalis mais tey da nga koy gis da nga koy yërëm yàlla xam na foofu nga xam ne bu doon ñëw tabaski sax day jënd ay xar di ñëw di jaay am na ñoo xam ne dañ koy envoyé xaalis parce que mi ngi woon ci benn raison bon ak Tamba dañ ko doon jox xar moom muy jënd foofu yar buy ñëw fii indaale bon les gens croient que tey ba léegi ni moom mu ngi ci activité boobu mais xaalis bi ñu koy yóbbante yëpp ak ñi bëri ñoo xam ne tey ji ren duñ tabaski man gëm naa loolu parce que yóbbante nañ ko xaalis yaakaar ne li mu mënoon daaw ba léegi loolu lay def xaalis yëpp dugal na ko ci naar bi léegi il fait croire aux gens que jëndal naa leen xar yi su may ñëw tabaski naa ko indi alors que yàlla xam na ne tey boo ko yóbbantee 100 francs mu jël ñooñu ñëpp ñu ngi toog nag di xaar billaay walaay taraay ñu ngi xaar yaakaar ne tey ji moom bu tabaski jotee dañu lay indil xar parce que des fois muy photo ay xar wala mooy vidéo ay xaru jàmbur di leen envoyé mais dama leen di wax rek ne c'est une réalité c'est que Paris naar bi yàlla xam ne mu ngi transformer des personnes à des lobes humains alors que mon ami la man maa ko dund parce que démb ci guddi maa ngi woon ak moom muy fexe nu muy génnee parce que il a reçu beaucoup de plaintes muy xool nan lay génnee fii pour daw dem yoonam buñ ko dimbalewul rek day xaru ci parce que li nekk ci bopp bi non c'est des millions yoo xam ne mu ngi ci bopp bi te lépp mu ngi ci naar bi même présentement nii may wax ak yéen jox nañ ko benn chantier jox ko avant 500,000 xaalis boobu mu ngi ci naar bi yàlla xam na ne bi muy dem démb 5,000 francs la doon wut pour génn dem parce que bu fi toogee dañ koy këyit nit koo xamante ne da nga doon soxla 1 million dem ci moom mu lebal. xalaas kay tabaski bi li ci des bëreetul borom xar yi koo joxoon xar bu la yóbboo nga jéem a pare. c'est que man li ma gis ci lii mooy vraiment un jeune bu ambitieux bu bëgg dara. waroo caaxaan ba dugg ci lii parce que li ci garaaw mais moom lii pour man li koy andi tamit dafa am benn aspect bu am solo bu may wax sànq. mooy moo tax gis nga ñàkk métier baaxul. waaw ñàkk métier ndaw. maanaam amoo benn liggéey doo technicien doo journaliste doo maçon doo tôlier amoo métier foo jàpp ni fii moo fa defee lii am fa dara rek dem ci jéem a dugg. dëgg la moo tax man dama jàpp ni ndaw dafa war a am métier. waaw au-delà dañ am métier bi sax. jeune warut a am jot. c'est un. te na góorgóorlu ba jotam mu koy def ci lu koy jariñ. jeune ndaw. warul am jot. te jotam na koy def ci lu koy jariñ. lu utile.
gis nga keroog docteur Massamba Gueye dama ko dégg mu wax ju am solo. nee na am doole baax na waaye doole ju ñu yar moo gën. dëgg la de. mu ne exemple bi may joxe mooy. bu làmb amee. waaw. ñaari mbër yi nekk ci arène bi. borom yi doole lañu. ñu fay leen xaalis bu dul jeex. ñu dajale ay nit ñëw bëri kii daan kii daanu ñu gàddu seen doole ak seen alal dem ñooñ dañoo am doole ba pare yar ko. yar ko dëgg la de ndax jëriñ am doole te yaru ko mooy ki taxaw ci buntu arène bi di xaar gaa ji génn mu agressé leen. dëgg la. kooku am doole te yarul doole. mooy li ma la wax jeune warul am jot. dañu góorgóorlu ba li ñuy yëngu. na doon lu leen di amal njëriñ. important naar beeg ay yi ngay dégg teg di la dóor martoog. nax koog c'est extraordinaire. Ndiaye baaxul naar bi dama jàpp ne li mu ci def lii gën a ndaw xam nga yéen a ngi wax naan nit dafa war a am métier. bu leen fàtte ne waa ji dafa am métier. maanaam nit yaa yemale say bëgg-bëgg. waaw loolu yar sa bopp. si yem gars yi dañuy am da ngay gis ko am métier di liggéey di utiliser naar bi. maanaam nit ki da ngay doy garaaw la daal lu garaaw la parce que waa ji am na métier imagine ki ko jox 500 millions pour chantier. ak xari jàmbur yi mu jël ça veut dire que ne moom c'est une sorte de drogue quoi c'est-à-dire que affaire bi da lay dugg boo xam ne élèves yi ñuy jox ba ci élèves yi am na ñuy jox seen paiement ñu koy jaay tàmm lu bon ay am na waajur yu bëri yoo xam ne ñu ngi sonn seen doom yi ndax naar bi léegi nag am na ñu bëri nag lan moo ciy solution bi benn la waaw naar bi du lu ñuy judduwaale. judduwaale ñu ko moom. dañ koy def ci téléphone. wutal téléphone bu dul jël application. téléphone simple waaw. boo ko yoree 6 mois 1 an di nga tàggoog moom. bu dee bëgg nañoo tàggoog moom. moom kay nag dimbale leen ma. te Sénégal fi ko wax mu ne bu deful li damay xaru nañ xaru set. wax nga dëgg naar bi du rek ñi amul liggéey ak métier technicien yi sax da nga leen di gis ci naar. animateur yi wuyu ma. waaw fu ñu dem feneen. Ndiaye. kii béninoise bi. ñëw Sénégal fii di daan dooleem. dëgg ca Bénin. waaw ñëw fii Sénégal. nga dëkk bu neex. waaw Bénin foo min mbaadu. min Ndiaye. waaw ndaw si ba mu ñëwee fii xamanteeg waa ji. di gën ak moom. ñu nekk ci ay problème jàppal bàyyil ba yàlla def waa ji ëmbal ndaw si. waa ji mu doon génn Sénégal waa ji fii Sénégal. ab Sénégalais la. ab Sénégalais la. ëmbal ndaw si. ndaw si ba mu constaté ne dafa ëmb ne ko nañ def test bi waa ji ne ko non jarul ñuy def test bi parce que ëmboo. parce que période bi ñu seq ak yooyu noonu yëpp mënoo cee ëmb wax. jàppal bàyyil affaire góor rek nekk di wax. théorie waaw femme bi ne ko nag nañ dem def test bi. booy bee nee na affaire góor gu bon wuy. waaw léegi bañ defee test bi jaay te xel ba mu defee test bi mu jox ko mu dem def test bi mu positif ba mu positifee femme bi ne ko nag moom mënul téye doom bi parce que tout simplement xam na ni kii du ko takk parce que am na jabar mu ngi ko bàyyi dëkk ba ak ay doom. moom waa ji. ñëw fii di fo. pomee andi lii voilà. léegi nag ndaw si ne nag moom dafa bëgg a dindi ëmb bi. waaye du ñu ànd ci. li garaaw mooy femme bi dafa am nu mu ko bëgg a dindee waa ji am neneen nu mu ko bëgg a dindee. ku nekk ak sa technique pour dindi. kii voie médecine la bëgg a jaar kii bu ko jox ay garab ak xonjom pour mu naan. ku ko bëgg a jox xonjom mooy waa ji parce que nee na moom marabu la yàgg na ko defal ay nit. dégg loolu. ba pare ne ko et puis man sax mënuma la ëmbal parce que damaa jabet. loolu la ko toon kañ nga mos a dégg loolu ci àddina. léegi waaw. kan mooy expliquer histoire bi. ndaw si. dégg na olof dégg na donc français lay wax nag. ñu firi ko ñu déglu. Je sors avec un homme qui est marié, dont la femme n'est pas à Dakar, la femme est à Ziguinchor. Quand j'étais venue au Sénégal, je l'ai croisé et puis on a commencé par sortir. Il vient chez moi et je vais chez lui. Et on n'a pas prévu de se marier parce que je venais ici pour me chercher, mais il était mon copain. À un moment donné, on a eu un petit problème et puis je suis restée dans mon coin parce que le problème qu'on avait eu, il voulait me taper dans sa chambre. Un de ses amis a intervenu et il m'a dit de sortir de sa chambre. Depuis lors, j'ai quitté sa chambre. Je n'ai plus remis sur mon pied depuis 7 ans, le 14 septembre 2024. Je n'ai plus mis mon pied jusqu'à ce que son ami m'a appelé un jour pour me dire que pourquoi moi je ne viens plus que de laisser problème. Il m'a passé le monsieur, mon copain là, on a parlé. Mais je suis toujours réticent. Et chaque fois, mon copain là, il m'appelle, j'ai dit de laisser, que c'était pas son intention de me frapper. Et après les fêtes, dans la période de février, on a commencé par se revoir. Mais j'avais refusé de repartir chez lui. J'ai dit, si on va se voir, il faut que toi tu viennes chez moi. Et c'est comme ça, il vient chez moi chaque fois. Maintenant, j'ai eu un arrêt. Je devais avoir mes règles depuis le 6 mars.
mais je n'ai pas eu mes règles. Je lui ai parlé. Il a dit de payer le persil et puis boire. Je lui ai dit, est-ce que ça va pas créer quelque chose? Il m'a dit non. J'ai payé le persil, commencé par boire. Mais ça dérangeait mon travail parce que je vais trop aux toilettes. Donc je lui ai dit non, que je ne peux pas continuer avec le persil. Il a dit que d'abord que lui l'a consulté parce que c'est un marabout. Et puis il a dit que lui l'a consulté et que moi je ne suis pas enceinte, que c'est un retard, que ça va revenir. Je lui ai dit non, ça a trop duré. Bientôt 1 mois que ça a trop duré. Moi je n'ai jamais eu de retard comme ça. Il me dit d'abord que lui, il est diabétique, il ne peut pas m'enceinte. Or, il est marié, il a 4 enfants à Ziguinchor. Et puis, il a dit que depuis qu'il a eu son problème de diabète, que lui ne peut plus enceinte. J'ai dit, voilà le problème qui est là. On a commencé par se tirailler. Je lui ai dit de payer le test de grossesse pour qu'on soit sûr de ce qui m'arrive exactement. Il a refusé au départ que moi, je veux seulement bouffer son argent. Parce que c'est quelqu'un qui n'aime pas faire sortir son argent. Donc, c'est pour cela, chaque fois, on a des petits problèmes. Et j'ai dit, soit toi-même, tu achètes le test et puis tu viens chez moi, on fait le matin. Soit tu achètes le test et puis je viens là-bas et puis on fait. Il n'a pas voulu me comprendre et après, il m'a envoyé les 2000 francs pour que j'achète le test à la pharmacie. J'ai acheté le test et puis j'ai fait le test, c'est positif. Je lui ai envoyé les images du test, je lui ai dit voilà que je suis enceinte maintenant. Comment on va faire? Il dit que lui il a des produits et puis moi je vais boire. J'ai dit non, je ne peux pas boire parce que de nature je suis hyper tendue. Et puis j'ai déjà fait l'AVC une fois dans ma vie et paralysée, donc je ne bois pas de n'importe quoi. Le mieux c'est d'aller à l'hôpital pour faire ça à l'hôpital. Il a dit non, que lui il a des produits efficaces, qu'il a déjà fait ça à plusieurs personnes. J'ai dit moi je ne vais pas le boire. On a commencé la discussion. Hier, on a parlé de ça. Et puis là où je travaille, il y a une fille infirmière. Je lui ai posé le problème, que de m'aider, que c'est comme ça, j'ai eu un arrêt, mais que je ne sais pas comment je vais faire, j'ai peur. Et la fille me conseillait de garder, j'ai dit non. Le monsieur et moi, on n'a pas parlé de mariage, c'est vrai, on sort depuis plus d'1 an, mais son comportement, ça ne garantit pas que je fasse un enfant, que je suis venue me chercher ici au Sénégal. Donc la fille me disait que si c'est le cas, il va me conseiller un produit et que c'est une injection, mais que c'est un peu cher, que l'unité est à 7 000 et que je dois payer 3. mais man dama cee gis lenn daal mooy tumuranke ak jaaxle xam nga Mohamed xam na xëy na li may wax ak yow sax gis nga tukki maanaam génn sa réew nekk ci beneen dëkk dafa metti de moo xam Afrique wala feneen surtout nag boo fa amee ay tolof te dëkkoo ci dëkk mais dafa mel ni wax ji daanuwul de parce que nee na mi ngi ci biir ko xarit bi conseiller mu dem jëndi ay injection ak ki mu war a def foofu la yemoon te dama bëgg xam ne ci topp na ñu dem si je paye 3, il y a un autre médicament qui est moins de 5 000 francs, je vais payer. Si je paye les 2 et puis je fais les injections pendant 3 jours et puis je commence par boire le médicament, que ça va partir. Comme ce n'est pas déjà trop tard, j'ai dit d'accord. J'ai fait audio à Hassan pour lui expliquer, voilà la situation. Et il y a une fille qui m'a dit ci, m'a dit ça. Et il me dit, il n'a plus répondu à mon audio, il a écouté, il a ignoré. J'ai commencé par l'appeler, il ne décrochait plus mes appels. Jusqu'à quand j'ai fini mon travail, je suis allée le voir. Quand je suis allée le voir, j'ai dit à toi, aujourd'hui maintenant tu ne peux plus prendre mon appel ou bien. Il a dit que depuis le matin, lui il était occupé. J'ai dit d'accord, je suis venue pour qu'on puisse trouver une solution à ce problème parce que ça me tourmente. Donc, il est parti payer le dîner. On est en train de manger, on a commencé par causer. Il m'a encore proposé des produits pour boire. J'ai dit non, je ne veux pas boire les produits. Il me dit de boire, j'ai dit je ne veux pas. Soit on va à l'hôpital, il dit d'abord que je ne suis pas fidèle, que ce n'est pas lui qui m'a enceinté. Que dans les périodes qu'on a repris, ça doit faire combien de semaines, que ça va faire telle semaine. J'ai dit si c'est le cas, on n'a qu'à partir à l'hôpital pour faire des échographies. La période où tu es revenu chez moi, on va tout calculer, tout est clair dans l'échographie. On s'était entendu sur ça parce qu'il sonnait déjà tard. Donc, je me suis couchée sur le matelas. Il a pris une tasse, il a encore mélangé les produits dedans. Il me dit, lève-toi pour prendre le produit. Lève-toi pour prendre le produit. J'ai dit non, je t'ai déjà dit que je ne veux pas prendre le produit. Il est fâché. Moi, j'appuyais mon portable. J'étais couchée sur mon ventre
en train d'appuyer mon portable. Je ne savais même pas qu'il voulait me tabasser. Il a pris un gros bâton. Il a commencé par me tabasser. Il m'a tapé la tête, il m'a tapé les oreilles, il m'a tapé le dos. Toutes mes oreilles commençaient par couler le sang. J'ai commencé par crier au secours. Tous les gens de la maison sont sortis pour l'arrêter. J'ai mal à la tête et puis le sang sort de mes oreilles. Tout mon dos est blessé. Je ne sais pas comment je vais faire. Et j'étais là, les gens disent de sortir de la chambre. Il a dit qu'il va me tuer, que lui peut me tuer pour aller en prison, qu'il est capable, que je ne le connais pas, que moi je vais bouffer son argent. C'est pour cela que j'ai créé cette histoire, que lui ne va rien me donner. Même si moi je vais porter plainte que lui il est dans son pays et puis il est chez lui quand moi je suis venue, qu'il n'est pas venu chez moi là-bas, qu'il est dans son pays, que je vais voir que quel que soit ce que je vais faire, que ça ne va jamais aboutir. J'ai commencé par pleurer. Les gens m'ont calmé. Et puis après, quelqu'un m'a remis 10 000 francs. Ils m'ont cherché de taxi. Je suis partie à l'hôpital de Kermassa. Là-bas, ils m'ont fait le soin. Et puis, ils m'ont prescrit des médicaments. Et puis, ils ont demandé, comme l'oreille coulait du sang, ils ont prescrit un scanner. Ils m'ont dit de faire le scanner pour voir si je n'ai pas une choc à l'estène. Donc, c'est comme ça. J'ai pris le certificat médical aussi. Ce matin, je suis allée me présenter au commissariat pour porter plainte contre lui. Donc, j'ai pris le papier de la plainte. Demain, on m'a dit de venir pour la convocation, je pense. Il y a son ami qui m'avait dit de revenir chez lui hier, parce que son ami qui nous a mis ensemble. Donc, je suis repartie là-bas le matin. Son ami l'a appelé. Il a dit, je peux mourir. Son ami lui disait que la fille, que ça ne va pas, qu'il faudrait qu'on fasse le scanner, on fasse faire son ordonnance. Tu as cassé son portable ne marche plus. Il faut qu'on règle le problème à l'amiable. Il dit que non, que moi je peux amener le problème n'importe où. Que lui, c'est là où moi je vais comprendre que moi je suis un étranger ici. Donc c'est comme ça. Le problème est, je veux que vous m'aidez. Je veux la justice, s'il vous plaît, aidez-moi, je vous en prie. Je n'ai personne, je n'ai pas un parent direct ici au Sénégal, je vous en supplie. Aidez-moi, il me menace encore de ne plus jamais prononcer son nom quelque part, de ne plus jamais mettre pied chez lui, qu'il a déjà fini avec. C'est très... Donc bala ñuy jóg ma dolli ci ñaar mooy waa ji muy accusé bon xëy na dañu dagg tur bi sant bi woo nañ ko nee na su amee jot dina fi ñëw waaw dina waaye wala dafa dëggal bon joxe na version rek mais nee naa ko li gën mooy mu ñëw ñu teg ko ñu mën a def enregistré mu ne moom dafa jàpp su amee jot dina fi ñëw benn deuxièmement mooy plainte bi mu déposé tey ji la war a xëy dem police ndaw si waaw donc mooy loolu ñetteel bi mooy moom waa ji na teel lijjantikaay bi parce que mën na gën a jéggi dayoo ñii dee su leen tooñ de waaw déjà doomu aadama duñ ko tooñ rawatina jigéen surtout ñi nga xam ne dañuy dem seenum réew def la li lay def bokkuñu ay réalité topp la ba fay la dafay dim ko day baw ni mu def ndaw si dafa moo ko dóor nii gis nga ko nii moo ko dóor nii ah loolu kenn du ko def jigéen waaye moo ko def nii oh là là ça c'est difficile merci Optique Vision Plus Sénégal multi lunettes yu baax yi te garantie établissement waa kër Serigne Touba Fall et frère borom gamme vite fait bi lëmbe réew mi ñoo leen doon may seen émission xalaas Merci d'être avec nous sur Radio Futur Média, 10h, le point sur l'actualité. Bonjour à tous. D'abord, cet accident de la circulation survenu cette nuit au village de Tiara, dans la commune de Bala. C'est dans le département de Goudiri. Abdoulaye Diallo, âgé de 18 ans, conducteur de tricycle, a perdu la vie. Il transportait des marchandises et il a vu son engin se renverser avec lui. Il n'a pas survécu donc au surpoids et au choc. Rapport sur la gestion des finances publiques 2019 au 31 mars 2024. Le procureur de la République financier a confié l'enquête à la division des investigations criminelles. Dans son communiqué, le chef du parquet financier annonce que l'audit du rapport
a révélé des actes et faits susceptibles de qualification pénale. Le rapport définitif de la Cour des comptes avait mis à nu une dette cachée de 4 250 milliards de francs CFA. Affaire fonds force Covid-19, plusieurs personnalités ont fait hier l'objet d'un nouveau retour de parquet comme Abdoul Aziz Mbaye, Moussa Samdaf, Mamadou Ndiaye, Baba Amdi, Ngom Nyon, Toch Tandjon,